xamante ni daal nañ ci génn àddina li na nag ëlëm lool xelu askan wi bu ngeen defee ab taxaw seetlu diggante àjjuma ak gaaw bi nag lu tollook juróom-ñetti nit daal nañuy génn àddina loolay waral itam laaj yu bari ñu daal di koy samp lépp lu mu ci mënti doon suñu ndaw Ibou Diouf def na ci ab tënk bu yaax ñu seetaan. fii ci feebar bi di coronavirus ak tolluwaayam fii ci réew mi mënees nañu wax ne ñaxare maa ngi fi ba léegi li ko waral nag jamono ji ñu ne Sénégal romb na lu toll ci téeméeri nit yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan gannaaw bu ñu amee doomu jàngoro ji ñu ne nag ci juróomi fan yi weesu lu toll ci fukki nit ak ci juróom-ñaar yoo xam ne faatu nañ ci ak li nga xam ne rek mooy lii di coronavirus bu ñu jëlee nag diggante ajjuma ak samedi bi ñu nekk ñu ne juróom-ñetti nit ñàkk nañ seen bakkan ñooñu ñëpp amoon jommu feebar bi ba tax rek jamono ji ñu ne nag lu aju ci ñi nga xam ne ñooy loru ci boobule feebar mu ngi wéy du yokku loolu nag terewul li nga xamante ne ñooy kilifa yi jumtuwaay yi ñu doon joxe ak taxawaay bi ñu doon am ci wetu médecin yi ñu ne nañ ko gën a dooleel wax ak askan wi ku ci nekk taxawaay ba nga amoon nga gën ko dëgëral bu ko defee lii di coronavirus ñu mën ko jële fii ci réew mi ñu ne nag li ñu mën a jàpp mooy semaine bi moom xawoon na metti lool ndaxte li nga xamante ne moo ci ñàkk seen bakkan bëri na lool boobaak léegi nag ñu ngi def kem kàttan ngir li nga xamante ne rek moom la ñu sumb boobaak léegi ñu mën ci am ndam leneen li ci tegu nag jamono ji seetlu nañ ne lu bëri ci mesures yi nga xam ne kilifa yi jëloon nañ ko xaw nañ ci teggi aslëf ba léegi nag li nga xamante ne activité yu bëri ñu ngi tàmbaliwaat terewul nag lii di coronavirus moom gën di wone boppam ba tax ñuy sàkku ci kenn ku nekk taxawaay ba nga amoon ñu gën ko dëgëral bu ko defee rek lii di coronavirus. Ibou Diouf xam nga ne li nga xam ne moom moo di coronavirus am na ay njeexital yu bëri yoo xamante ni def na ko fii ci réew bu Sénégal bokk na ci li nga xam ne moom moo di wàllu koom ba tax itam ki fi nekkoon gouverneur foofee nga xam ne moom moo di Thiandar ak itam ca diwaan bu Ziguinchor di xam ne bu mbas mi passé ku mooywul réew bu Sénégal dina am ay jafe-jafe jëmale ci wàllu woowee dañuy teewlu ki nga xam ne moom moo di Mbagnick Ndiaye Ibrahima Diamé moo taataan ay kàddoom. En période de vache maigre comme nous allons le vivre en raison du coronavirus, toutes les taxes seront réduites, toute la production économique sera réduite. Kuy toog di xaar des résultats comme lors de la période des vaches grasses yaa ngi nax sa bopp. Donc amatul lu ñuy mun a critiquer benn gouvernement te nous n'en avons pas l'apanage. Gouvernement États-Unis ci boppam ci récession la jëm récession mooy jékki ba li nga doon produit yëpp pour jaay. munatoo ci am dara wala boo produire sax doo mun a jaay léegi suñ pétrole bi ñu yaakaaroon ne pétrole bi dañ ko mun a commencer exploiter mu indi ñu ay richesse d'ici 2 ans ren sax lañ ko waroon commencer on est obligé de différer à plus tard faute de moyens l'exploitation de ces pétroles-là. Donc ce n'est pas pour demain la période de vache grasse qui doit permettre au gouvernement de s'enrichir, d'enrichir l'État pour pouvoir réaliser tous les projets de développement économique et social arrêtés. Donc période de récession ku nekk sa dépense kër gay xalaat. mbas mi njeexital yi mu am tax na gouvernement bu Sénégal daal di dimbali askan wi ci noonu nag muy dëkk jël ay li nga xam ne moom moo di dund di ko séddale ci gox-goxaan yi waaye mu mel ni loolee ay jafe-jafe dong la rek daal di jur ginnaaw nag fukk ak ñeenti région yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci réew bu Sénégal du samay kàddu ki ko yëkkati di Issa Sall di député bokk itam ci comité bu suivi li nga xam ne moom moo di force Covid 19 ñu teewlu ay kàddoom ci micro DIRPA. ñëw fii ci commune Yeumbeul Nord alors fekk nañ fi nag gaa yu farlu muy préfet bi muy maire bi wante liggéey bi dafa nekk liggéey bu yombul li tax yombul mooy dafa am ñetti fànn benn bi liste bi ñu joxe pour ñu liggéey ci du fii rek mais ci Sénégal yëpp la naam mën nañu wax sax ne lu la bett mën la parce que mbir bi dafa bette Covid bi kenn xaaru ko bi mu ñëwee nag. ñu ne dañuy distribuer ay vivres defe naa ñi doon def loolu liñ jotoon a am la ñu joxe mooy registre bi mais bañ demee ba ci biir seet nañ ne registre bi war dañ ko améliorer loolu moom du fii mais Sénégal yëpp la. beneen bi mooy boo nee nit na nga jëlee ceeb port indi ko fi Yeumbeul Nord am na fu mu mun a yem mënut a dem ba egg fi nga xam ne foofu la ñuy stocké denrée yi
diggante bi nag ay nit ñoo ko war a yenu indi ko te loolu bu ngeen seetloo ci gannaaw li fi nekk ay tonnes la loolu aussi du fii rek mais daanaka Sénégal yëpp la alors dem nañu sax ci ay gox yoo xam ne ay chef-lieu de département la foofu la ñu stocké denrées yi wante chef-lieu d'arrondissement yi wala commune rurale ya sori di nga ci gis ay distance yoo xam ne dem na ci ay 40-50 kilomètres ce qui fait que manutention boobu aussi problème la mais daal seet nañ ne population yi ci boppam ñu ngi toog nii di ma dégg kontaan nañu ci ndimbal bi. naam ay jafe-jafe am na ci li nga xam ne moom moo di séddaleek dund gi waaye jàppaleen lu ëpp 3 millions ci ay njaboot daal nañ ci jotee ki ko xam ne di Momar Ndaw ñu teewlu ay kàddoom. li nga xam ne moom mooy ceeb beeg diwlin yeeg yooyu maanaam li ñuy wax kit alimentaire yi booy xool 3,5 millions de personnes jot nañ kit alimentaire yi li ñu visé woon nag muy 1 million de ménages ça correspond à 8 millions de personnes kon jàpp nañ ne boo ko doon xaaj ñetti xaaj benn xaaj bi jot nañ dem nañ ba jot booy xool tam li nga xam ne moom mooy distribution affective yi kit yi mooy 41% des kits maanaam li nga xam ne moom la ménage bu nekk maanaam njël gu nekk war a jot boo jëloon téeméer ñeent fukk yi ak benn genn wàllu jot nañ seeni kit alimentaire mu nekk loo xam ne déjà sori na waaye des na ndax tardement am na bu bari beneen bi mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy diaspora bi nekk bitim réew ñeent fukki junne ak juróom-ñaari junne ci ay nit jot nañ loo xam ne ndimbalu état la ci ñi nekk bitim réew te itam junne ak téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ci ay nit yu nekkoon bitim réew fexe nañ bay ñibbisi loolu mooy li nga xam ne moom moo jëm ci mbir mi te booy xool li nga xam ne moom mooy diaspora bi dañ ne woon dañ leen jox 12,5 milliards 12,5 milliards yooyu première phase bi rek dugal nañ presque 6 milliards 5 milliards 900 millions yoo xam ne jot nañ ko li nga xamante ne bii moom moo jëm tamit ci dépenses yi boo xoolee secteur santé ñoom jot nañ daanaka presque 45 milliards yoo xam ne 44,900 milliards yoo xam ne dugg nañu commencé ci liggéey. ak tolluwaayam saa su nekk li mu doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo koy am di xëy di gën di bari ba tax itam jiit bu bokk moomeel bu Ndakaaru di dànkaafu askan wi te itam di leen ñaax rek ngir ñu gën a mën a jël seeni ay matuwaay Pape Fara Ñing ak Amadou Ba ci reportage. Ndakaaru nag mbas mi fi la ëppee fi mu toll nii nag moo tax jug nañu taxaw témm ngir fexe nag ba dakkal li nga xam ne moo nekk wàllante bu gaaw wi maire bu Ndakaaru nag wane ci tiitaangeem di woo ñëpp ñu daal di mobiliser wu ngir ñu mën a xeex bu baax a baax li nga xam ne moo nekk coronavirus ci biir capitale bi. masque yi nag mu ñëw ci waxtu bi mu war a ñëwee ndax fi mu nekk cas yi ñu am Dakar bari na torop démb rek maa ngi woon Yoff doon lancer campagne 1 million de masques à Dakar. kon 30 000 masques yi bu fekkoon ne ñu bari def nañ lii ngeen def tey kon xëy na waxuma Dakar rek waaye Sénégal yëpp ñëpp danañ am ku nekk benn wala ñaari masque moo tax nag ñi di femme parlementaire yi daal di tàmbali seen campagne 1 million ci masque bu ko defee ñu mën a xeex lii di jàngoro ji. bi tey ji ku ne xam ne sensibilisation communautaire la parce que cas communautaire yi tey ku ne xam ne mu ngi génn mu ngi am comme ni ko maire waxee. nañu gën a respecté ndaxte buñ nee dund leen ak virus bi waxuñu leen ngeen dund ak virus bi rek toog bañ a respecté gestes barrières yi. daf ñu gën a motiver daf ñu gën a jox courage li ñu doon def ñu yokk ko. mais jeexagul bataille bi gagné guñ ko donc feebar bi mi ngi lor fexe nit ñi sol masque ñi nekk ci mbedd bi yëpp ci ay kër lañ dëkk donc ñiy xëy di liggéey ci kër lañ dëkk nañu fexe ku nekk bala nga génn sa kër nga sol masque. ngir ñu mun koo xeex bu baax a baax nag njiitu bokk moomeel bu Ndakaaru nag jàpp na ndaw ñi faaw ñu daal leen responsabiliser. nañu fexe wax dëgg yàlla ñuy wax ak nit ñi wax ak mag ñi wax ak xale yi mais surtout xale yi nga xam ne ñooy dem ak dikk. fexe woon temps yi la métti woon na ñëpp loolu dañ ko war a arrêté ñun jàngoro bi mooy suñu ennemi moom la ñuy xeex. ni muy reyee nit ñi nañ fexe moom ba ñu rey ko ba mu génn suñu réew génn ci àddina bi ba nit ñi dellu ci seen liggéey ndax lii ñu nekkee metti na.
fi mu toll nii lu tolloog 1,300,000 masques mairie Ndakaaru nag jamono ji fas yéene daal di dugg ci dëkk bi fexe ba sénégalais bu ne daal di am benn masque bu ko defee nag ñu mën a dakkal li nga xam ne moom moo nekk wàllante bu gaaw bi te Ndakaaru jamono ji ci juróom-benni junni cas ak lu topp ñeenti junni yëpp ñu recensé fii la ñu nekk ci Ndakaaru. Pafara ñu ngi lii nag ab programme la woo xamante ni teg nañ ko ca Ndar Géej bokk na ci li ko waral gunge ndongo yi ndax xam ngeen ne jamono yi dooraat nañ li nga xam ne moom moo di dem ci école yi naka noonu itam waajur yi nga xam ne nag seen loxo jotul seen ak ginnaaw ñu dimbale leen ci lépp lu soxal wàllu ñam ngir rek ñu mën ko jox seen ak njaboot ñu teewlu ki nga xam ne moom moo di Amadou Souaré responsable la ci woowule programme Ousseynou Diop ak Habib Seck ñoo taataan ay kàddoom. jël ay ñam di ko jox école yi pour que ñu mun ko toggal xale yi ndax xale yi dañ koy soxla loolu mooy permettre xale yi ñu dugg école nekk ci école bi mën a concentré wu ci njàng mi te ay affaire u xiif ak affaire yooyu du leen perturber n'est-ce pas mais yàlla def na ñi ngi jànkonteel ak pandémie coronavirus. sunu liggéey mooy jàppale gouvernement bi ci wàll. yi nga xam ne moom la jugé prioritaire te comme gis nañ ni loolu la jugé prioritaire te ñun ñi ngi woon ci alimentation bi aussi alimentation scolaire en particulier dañu ne mënuñu taxaw donte cantines yi dañuy tëj puisque école yi dañ tëj mais il faut que ñu fexe ba xale yi nga xam ne dañ doon profiter ci cantines yi ñu mun a continuer di profiter ci ñam yooyu bien que ñi ngi seen kër ba léegi nun koy defee mooy ñu fexe ba seeni waajur jot ci ñam yooyu ndax xale bi nga xam ne seen doom la mën ci profiter. ñeneen ñoo xamante ni indi nañ seen ak njàppandal bi la yoon nag du ci xale yi waaye ci mag yi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu mbay mi ñi def lu ni mel di agence nationale de conseil agricole et rural ñu gën koo xam ci ANCAR bokk na ci li sóob bile rek projet mooy jàppale ndaw ñi ba tax itam du ñu amal benn yoon li nga xam ne moom moo di mbëkk mi toog fii ci réew bu Sénégal daal di fi am seen teraanga reportage bu Aminata Goudiaby. programme bi nga xam ni moom la ñu jagleel producteur relais yi nag ñi ngi koy déroulé atu 2017 ba léegi ANCAR li ñu bëgg mooy gën a yokk doole mbay mi ci bassin arachidier bi ba mën a ñaaxaale ndaw ñi ñu toog bañ di def émigration clandestine. projet bi nga xam ne dafay ñëw dindi émigration rurale àññi ko si gox yi ak si gox ko xaat yi ndaxte ji ANCAR bu fekkee moom la ñu jox mission mu war a transférer le conseil agricole et rural en milieu rural agent wu ANCAR yi dañu war a nekk au fait de toutes les innovations yi nga xam ne généré dañ ko par la recherche. innovation yooyu duñ ko jël rek dañuy dem ci champ école yi natt ko boole ko pratique endogène yi fi nekkoon duñ ko defee dina mën a augmenter la production. ci loolu sax ñaareelu cohorte bi nga xam ne moom la ñu jagleeloon formation producteur relais yooyu ñu ngi ko doon clôturer ci Sokone ci biir département bu Foundiougne. te loolu lañ leen former ci technique yi nga xam ne dafay améliorer seen am-am seen production formation bi moom c'est basé sur l'action ba tax na tey jii ñi nga xam ne dina ko nekk ci formation yi mooy 300 jeunes yi plus 75 techniciens spécialisés plus 128 producteurs yi ñoom xam nañu mbay mu ñoŋ mi mbay mi nga xam ne dana leen jural sa mbay mi nga xam ne nag du am benn pesticide ndax agriculture moo war a nekk moteur de développement. ANCAR bu fekkee ni nag def na programme bu ni mel dafa fekk ne itam agence de coopération belge bi di ANABEL moom moo ko ci jàppale ñoom itam li ñuy xeex mooy émigration clandestine. agence belge de développement te nii ñun dañuy jël ay koppar yu takku yu toll ci 261 millions di dooleele ko ANCAR pour moom mission bi nga xamante ni moom lañ ko sas muy fexe ba en tout cas lépp luy conseil agricole de proximité moom mu mën koo def fépp ci Sénégal. waa ANCAR ne ñu fii leen ñetti at bëgg nañoo créer lu tolloo ko juróom-benn junniy emploi ci programme bu ni mel. Aminata Goudiaby cant ak ngërëm ñeel na la li leen nag ab poste bu haute tension la ak itam ligne bu moyenne tension boo xamante ni fas yéene nañ ko amal ca diwaan bu Sandiara bokk na ci li nga xam ne rek moom moo waral bile mbébét nag entreprise ya nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ñu bañ di am li nga xam ne moom moo di jafe-jafe ci wàllu courant bi naka noonu itam ki nga xam ne moom lañ dénk wàllu woowee nag di directeur bu Senelec xamle rek ne dana ko fa def itam ca gox-goxaat ya nga xam ne ñoom ñoo nekk ca woowule diwaan ñu teew reportage bu Abdoulaye Diallo. Les entreprises de la zone industrielle de Sandiara ne fonctionnent
pas avec l'électricité, une situation qui entraîne un ralenti dans les activités de cette zone. La zone économique spéciale de Sandiara, qui s'étend sur 100 hectares et qui aujourd'hui abrite 6 entreprises qui sont en activité et qui a un carnet aujourd'hui d'entreprises enregistrées de 33 entreprises. L'investissement, c'est 42 milliards. Là aussi, la demande, c'est une ligne électrique qui est composée d'une ligne de haute tension pour permettre à ce que les entreprises aient de l'énergie 24 heures sur 24. En tournée dans la zone. boobule élément Abdourahmane ci kàllaamay tubaab la du ñàkk itam daañ ci ñëwaat ci leneen la ñuy wax fexe ñi nga xam ne rek ay way takk der lañ te ñu engagé leen nag fexe nu ñu amee li nga xam ne moom moo di permis de conduire lii leen nag nekk ab bëgg-bëgg bu ñu sukkandikoo ci colonel Aliou Samassa di commandant bu 5e bataillon ñu teewlu ay kàddoom ki nga xam ne moom moo di Boubacar Diassi ak Lamine Mandia ñoom ñoo ko taataan. donc d'étude moom permis de conduire bi bu commandement bi jël décision pour que bépp militaire bu ñu engagé rek nga am léegi sa permis de conduire loolu dafa am solo parce que oto bu taxaw rek n'importe quel militaire war na ko mën dawal dans les règles de l'art donc loolu moo tax ñu initier commandement initier ko pour mettre également l'homme au devant de tout jàppale soldats yi et c'est une source de motivation également une capacité opérationnelle également léegi nag ñu fii centre Ziguinchor dañuy réunir presque environ 50 personnes et am na ñu nekk Bignona ñu nekk ci zone bi yëpp la ñu réunir pour former leen fii ci 5 bataillons environ 50 former suñu soldats yi ci anam bi xam ni code bi on le prévoir. Effectivement donc ñun on n'arrête pas donc lorsque la roue tourne on tourne donc désormais maintenant bépp militaire boo xam ne engagé na rek di nga am sa permis de conduire. ñoo yem ci parce que code bi même code la tali bi xamul militaire xamul civil code bi respect du code la xam donc ku respecté code bi rek yaa ngi tali bi. ñu dikkaat ak Abdourahmane ci élément bi nga xam ne bëggoon nañ leen ko digtal mu di rek poste bu haute tension ak itam ligne bu moyenne tension bu ñu bëgg amal ca diwaan bu Sandiara bokk na ci li ko waral moom moo di fexe rek courant bi gën a law ci wowule gox ak itam lu ko wër Abdourahmane Diallo. entreprise yu bëri yu nekkee ci zone industrielle bu Sandiara doxewuñu ak courant loolu sax bokk na ci lu tax ba entreprise yu bëri yéex a tàmbali seeni liggéey. usines yu bëri ay groupe électrogène la ñuy fonctionner mu nekk ci su bëri mais aussi yeneen usines yoo xam ne ay fonderie la ci affaire fer yi dañuy soxla aussi courant bu bëri loolu moo waral la ñu waxoon aussi le DG de la Sénélec mu dimbale ñu indi ñu foofu une ligne haute tension boo xam ne dina mën a nekk 90 000 volts wala 225 000 volts ab courant boo xam ne daal dina permettre usines yi ñuy fonctionner 24 heures sur 24. moom dafa ñëwoon tukki nemmeeku ci bërëb yooyu directeur général bu Sénélec fas yéene amal ab projet ngir saafara bëgg-bëgg autorité locale yi. lu gën a difficile def nañ ko maanaam marché yi jàllale nañ ko entreprise yu ko war a defar sélectionné nañ leen également commencé nañ études yi donc démarrage travaux yi rek moo si des donc d'ici que travaux yi di terminer dinañ mën a def loolu noonu ñëpp ñu wax maanaam mooy poste courant bi haute tension bi mooy également tirer benn ligne boo xam ne dina mën a ñëw alimenter agricole ligne boobu sax mooy njëkk. Sénélec tamit fas yéene defal courant village yi nga xam ni ñoom ñoo wër zone boobu ak tamit zone agropole bu Sandiara Nguéniène ak Malicounda. boobule élément moom moo daal di buur yi la jotaayu xibaar dig daje bi ngoon lay doon daañ fi teewaat dikte leen xibaar yi ci kàllaamay Kocc 20h itam ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme fi ci télévision Futurs Médias kenn dal ak jàmm.